asalaamaaleykum cher internet Thiaroye Info TV dal leen ak jàmm seen plateau càmbaru bis bi comme niñ koy ameele saa su ne altine ba aljuma saa su ne ñu leen di dalal nag fii nga xamante ni moo di suñu page Facebook thiaroyeinfo.net waaye it di ngeen ñu mën ngeen ñu am suñu page Instagram thiaroye-8 info si kanam tuuti dinañ leen dégtal émission bi di càmbaru bés bi suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV mbokk ak xarit yi comme niñ koy defee saa su ne bala ñoo tàmbali rek ci waxtaanu bés bi dama leen di bàyyi rek ngeen di nuyoo sama ay chroniqueur waaye it sunu ay invité Mouhamed Golo ko ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou Gningue di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu suñu cher invité bi Mandiang et puis di nuyu ñi nga xamante ni ñoo di internet yu Thiaroye Info TV di ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp saa su ne si émission càmbaru bés bi. di la jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Golo ko soxna Amina Paye mu mel ni tey rek yaa jël place ki nga xamante ni moo di Mouhamed Fadiga ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou Gningue waaye aussi di nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne nag boobu ba léegi macha allah dañuy topp ci li nga xam ne mooy suñu chaîne suñu page Facebook thiaroyeinfo.net ngir mën leen a digtal li nga xam ne moo di càmbaru bis bi mais de passage rek di souhaiter bonne fête 8 mars à toutes les femmes du monde di remercier bu baax a baax Ibrahima Khalil Mandiang ci invitation bi nga xam ne tey wuy si nañu ko fii Thiaroye Info. di la jaajëfal bu baax a baax man ngay njëkkante waaye xam naa ni jigéenu Thiaroye Info TV du ñu ma mere bala ma see dikk rek damay bàyyi Omar Gueye mu nuyoo moom it ak mbokki internet Thiaroye Info TV. waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum maa ngi nuyu suñu mbokku internet yëpp yu Thiaroye Info TV di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si yéen. jaajëf Omar Gueye waaye it di dalal ki nga xamante ne rek moom moo di Ibrahima Khalil Mandiang moom it mu nekk sunu invité tey di nag rek ab ndaw bu yëngu ci wàllum développement waaye it politique suma jiw mu la fële ca Pikine Nord Ibrahima ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di profité ci occasion bi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan thiaroyeinfo.net di aussi profité ci même occasion bi di saluer tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs di wax ni yàlla jàmm am ci réew mi di ñaan aussi li nga xam ne noonu la ko sunu jigéen ñi wala boog ay jigéen xeexe woon depuis 1908 pour am liberté ci dëkk bi fu mu mën a nekk donc di ko souhaiter à toutes les femmes du Sénégal et toutes les femmes du monde. di la jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Khalil di jaajëfal képp ka nga xamante ni rek yaa ngi ñuy teewlu jamono ji ñuy àddoo ak yéen suñu page Facebook thiaroyeinfo.net comme niñ leen koy waxee saa su ne càmbaru bés bi nekk la nga xamante ni rek dinañ koy amal altine ba aljuma bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom-benn waxtu tey jii nag nekk càmbaru bés ba nga xamante ni dafa tombeek niki altine juróom-ñetti fan ci weeru mars atuma 2021 niki démb nag tombe woon nag dibéer juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2021 tombe woon nag li nga xamante ni moo di 201 ans bu rek li nga xamante ni moo di talaatay ndeer ñu siy sargal képp ka nga xamante ni rek jigéen nga rawatina ngay yaay booy waaye it niki tey ñu jagleel ko bëccëg mu nekk bëccëg bu ñu jagleel li nga xamante ni moo di jigéen ñu siy profité rek di souhaiter une bonne et heureuse wala une bonne fête à toutes les femmes ci loolee sax nag damay dikk ak Amina tey du ma ubbeeg Golo ko Amina rek laay dikkal mu defal ma ab papier historique ci li nga xamante ni rek moom moo di 8 mars nekk nag bëccëg bu ñu jagleel jigéen. ma ni ko les femmes à l'honneur comme ni nga ko waxee rek Amadou Gningue bëccëgu 8 mars nekk na bëccëg bi nga xam ne nag dañuy màggal jigéen fii ci Sénégal waaye tamit àdduna wër nga këpp ci noonu sax mu nekk date bu particulière ci jigéen ñëpp ñu mu mel ni rek fii ci diwaanu Sénégal dafa mel ni rek ñun jigéen ñi am nañ ay référence ñoo xamante ni ci ñoom la ñuy roy ku ci mel ni Mame Diarra Bousso Mame Fawade Wele ak ki nga xam ne moo di Aline Sitoé Diatta mais rawatina nag jigéen ñi ñuy wax les femmes de l'air ci noonu rek ñu gis ni nag fii ci diwaanu Sénégal boobu le 8 mars sax bëccëgu 7 mars lañ ko waroon di célébrer ndax li ko waral rek dafay coïncider ak talaatay ndeer ku ne rek xam na ni talaatay ndeer nekk na loo xamante ni date bu historique la fii ci diwaanu Sénégal ndax jigéen ñooñu nga xam ni dañoo bañoon ku leen noot wala sax bañoon dund li nga xam ne moo di esclavage moo taxoon rek ñu daal di boole seen bopp dugg ci ab néeg daal di taal seen bopp mu nekk loo xamante ni lu historique la fii ci diwaanu Sénégal nekk date boo xamante ni tamit kenn du wax li nga xam ne moo di jigéen fii ci diwaanu Sénégal te kenn du ko wax mu mel ni nag Amadou Gningue
boobu le 8 mars ci niñ ko daan célébrer dafa daan nekk ay festivités ñuy organiser ay manifestation jigéen ñi def seenu hôtesse moo xam ku nekk ak bërëb ba ngay liggéey ngir mën a màggal jigéen mais gën a wane li nga xam ne mooy leadership féminin ci jamono ji nag gis nañ ni fii ci àdduna wërngal këpp mbas mi dafa nekk loo xamante ni dafa laale fu nekk fii ci diwaanu Sénégal rawatina ci àdduna wërngal këpp waaye tamit fii ci diwaanu Sénégal gis nañ ni jamono ji dafa mel ni dafa nekk ak crise nationale boo xamante ni moom la ñuy traversé mu mel ni li nga xam ne moo di manifestation yi ak nit yi di ñàkk seen bakkan tax na rek ba boobule bëccëg niñ ko daan féetee at bu nekk rek bile at dafa wute lool ba tax na rek ci noonu ñuy rendre hommage bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di soxna yi waaye tamit di lancer benn appel ci askanu Sénégal ngir ñu mën a amal dal waaye tamit andiwaat jàmm ci dëkk bi nga xam ne moo di Sénégal nga xam ne rek dañ koy duppee dëkku jàmm waaye aussi dëkku teranga ci noonu rek mooy souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde, à ma maman chérie, à toutes les femmes de Thiaroye Info TV ak ñi nga xam ne macha allah ñoo nekk ci plateau bi maa ngi souhaiter une bonne fête à leur maman mais à toutes les femmes du monde. di ko jaajëfal bu baax a baax moom soxna Amina Paye di rek addu ci kàddu yi mu daanelee di profité ci occasion boobee it daal di rek souhaiter une bonne fête à tous les mamans plus particulièrement à mes mamans chéries am na benn mère ba nga xamante ni moom léeg-léeg saa ñu wàccee mu xëcc ñu defar ñu ba mu baax loolu gëla ko xam na ñun xam nañ duñu wax maman ñu ngi lay souhaiter une bonne fête à vous aussi comme niñ leen ko waxee nag saa su ne noonu lay demee di leen fàttali ni it si kanam tuuti rek bu leen neexee mën ngeen dugg ci biir émission bi pour loolu rek mën ngeen ñoo jot si 77 777 88 65 ma bamtu li nga xamante ni moo di numéro bi 77 777 88 65 mën ngeen dugg nag bokk ci émission bi xam naa du yàgg dara it dinañ woo ñenn suñu ay ndaw ñu teewal si yenn ci ay gox ak ay gox-goxaan ndax nag jamono ji ñu toll fi ñu toll nii dëkk bi mu mel ni rek xaw na métti lool Mouhamed Goloko ni ki démb ñu jàpp ni kii di Ousmane Sonko coowam boobee boole ko nag ki nga xamante ni moo di Adji Sarr ñu temoon ko garde à vue moomee nag ni ki démb sax nag da mu mel ni yeewi nañ ko ba mu tey ji si suba mu wuyu ji woon ki nga xamante ni moom moo di juge bi ko waroon auditionné ba mu ko wuyee it ba noppi dem na këram waaye daa mel ni ba tey dëkk bi tooguñu. waaw dëkk bi tooguñu parce que gars yi nga xamante ni ñoo organiser li nga xamante ni moo di combat bi ñoom dañoo amoon benn planning boo xamante ni moom lañ doon topp donc ñoom que Ousmane Sonko génn wala mu bañ a génn loolu bien vrai que Ousmane Sonko génn bokkoon na ci seen i revendication mais loolu nekkul woon seen principal objectif c'est-à-dire am na yeneen objectif yoo xamante ni amoon nañ ko parce que am na yeneen détenus yoo xamante ni ñi ngi ci prison bi donc ñoom li nga xamante ni moo di seen objectif atteindre guñu ko généralement d'une manière générale donc ñoom planning bi nga xamante ni moom lañ tegoon mooy dañuy continuer li nga xamante ni moo di seen combat mais d'une manière pacifique donc moo waral tey ñu continuer seeni activité dem fee nga xamante ni mooy place de la nation amal fa li nga xamante ni moo di toogaanu ñaxtu donc mën nañ ne suite bu logique la parce que dañoo teg benn planning boo xamante ni liberté wu Ousmane Sonko wala le fait que ñu génnee Ousmane Sonko benn la ci point yi ñu doon revendiquer mais nekkul woon li nga xamante ni exclusivement moom lañ doon revendiquer. mu mel ni loolu benn la woon rek ci point yi nga xamante ni moom lañ doon revendiquer waaye tey ñu gis ni jàmmaarloo yi ak way takk der yi ak askan wi ma ngay wéy di am. waaw mu ngay wéy di am parce que ñi nga xamante ni moo di takk der yi ak askan wi ñoom ñaar ku nekk da nga jàpp fi nga jàpp ñi nga xamante ni ñoo di askan wi dafa am ñu nga xamante ni dañoo bokk si ñoom te jamono yii nii dañ leen a boom dañ leen a faat ñuy profiter de l'occasion sax di leen jaale ñi nga xamante ni ñoo di seen famille mais di leen jaale toute la nation sénégalaise donc mu nekk loo xamante ni lu metti la ci askan wi moo tax askan wi di continuer li nga xamante ni moo di seen i combat bien vrai que ñu ngi lancé que ni combat bi dafa war a pacifique mais à chaque fois gis nañ tey am na ay décès yu am tey ci journée bi donc loolu moo tax askan wi di continuer di manifester di continuer di wane li nga xamante ni moo di seen nakar mais ñi nga xamante ni tamit ñoo di force de l'ordre yi ñoom aussi seen premier rôle mooy apaiser li nga xamante ni moo di tension bi mooy ramener li nga xamante ni moo di ordre si li nga xamante ni moo di suñu nation donc je pense que ni bu fekkee ñi nga xamante ni ñoo di manifester saccagé wuñu attaqué wuñu yenn lieux yoo xamante ni c'est des lieux yoo xamante ni c'est public
force de l'ordre yi aussi bañ a dóor def ay tir ci kaw ñi nga xamante ni ñoo di askan wi donc yaakaar naa loolu dina nekk benn marche ay marche yoo xamante ni ay revendications yoo xamante ni c'est pacifique parce que ñoom li ñu woote woon buñ ko continuer woon mooy désobéissance civile buñ ko defee amaana du am ay blessé amaana du am ay blessé wala ay bakkana yu rot Amina Paye tey mu nekk journée mondiale de la femme tey jii yow en tant que femme nga toog tey ci plateau bi représenté képp kuy femme Sénégal jamono ji ñu ko daan féete daan si sargal jigéen waaye ren ji mu tombeek ak contexte bu doy waar loolee am ay jàmmaarloo fii si sunu réew ba ay nit di si ñàkk seeni bakkan soxna Amina tey en tant que jigéen nan la lay def bis bu doy nii ñu waroon leen a féeteel sargal leen waaye au contraire ñeen si ñàkk seeni ay doom. d'accord mu nekk loo xamante ni rek képp koo xamante ni jigéen nga wala képp koo xamante ni yaay nga daf dina nekk loo xamante ni daf lay toucher parce que si manifestation yi am na jigéen boo xamante ni dañ ko cee agressé ba mu ñàkk bakkanam mu nekk loo xamante ni c'est vraiment déplorable parce que en général journée 8 mars dana nekk journée boo xamante ni da ngay dégg way yi nga xam ne moom lañ woyee jigéen pour ñu rendre ñu li nga xam ne moo di honneur da ko daan dégg de partout mais tey jii boo jàppee ci télé yi boo jàppee ci rajo yi on parle que de la manifestation donte sax ñun fii Thiaroye Info naroon nañ see amal benn plateau spécial boo xamante ne pour sargal jigéen mais lu ni mel mu jul antu parce que jamono ji képp koo xamante ni yaa ngi koy invité rek mi ngi xalaat li nga xam ne moo di kaaraangeem képp koo xamante ni yaa ngi koy invité rek mi ngi xalaat lan moo ko ci mën fekk mu nekk loo xamante ni xëy na bëggoon nañ ko def mais gis nañ ni c'est pas à l'ordre du jour mu nekk une chose boo xamante ni c'est vraiment déplorable ndax tey jii ku juróon sa doom da ngay ñaan yàlla mu màgg macha allah tekki amal la njëriñ ba ngay lekk li nga xam ne moo di ñàkkam mais su fekkee que ni yow en tant que jigéen nga toog di dégg sa doom di ñàkk bakkanam ci ay manifestation yaay yooyu tey jii doo leen mën xool parce que soo leen xoolee rek da ngay gis ni am na lu bëri loo xamante ni daf leen affecté mu nekk loo xamante ni métit boo xamante ni mënoo ko sax natable c'est vraiment déplorable ci journée bi nga xam ne ci la ñu dédié jigéen ñi comme ni ma ko waxee sànq rek ci sama papier di lancer un appel solennel pour jàmm mën a amaat waaye jàmm mën a ñëwaat fii ci diwaanu Sénégal. jàmm mën a ñëwaat fii ci diwaanu Sénégal bala ma dem rek ci ki nga xamante ni moo di Omar Gueye ma jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo di ñu topp sunu page Facebook ku ci mel ni Seydina Bilal Niang di ko jaajëfal bu baax a baax mi ngi nuyu équipe bi yëpp tey it di saluer bu baax a baax émission bi nga xamante ni rek moo di càmbaru bis bi ku mel ni Cheikh Tidiane Mbaye nekk DRH fii ci nga xamante ni moo di Thiaroye Info TV moom mi ngi jaajëfal équipe bu Thiaroye Info TV bi yëpp kii nag di Silla Bello Prince moom it mi ngi jaajëfal bu baax a baax Thiaroye Info TV ne ca kaw ca kanam jaajëf frère kii di Aminata Thior Babou moom nag mag ñi xamal ni rek Ibrahima Khalil Mandiang un homme sympa billaay ku xam politique moom ak ñoom Galas Mbeng ak Daouda Mbaye kooku moom xam naa soppee suñu invité bi la Amina Thior Babou ba tey di jaajëfal bu baax a baax équipe bu Thiaroye Info TV Omar Gueye tey ji jamono ñu nekk si jamono ju doy waar Ousmane Sonko la nit ñi doon réclamer ak yeneen ci ay revendications que benn ñu bàyyi Ousmane Sonko ñaar justice def yoon et cetera tey Ousmane Sonko levé nañ garde à vue am dem na ñu déglu ko am na yu ñu teg ci ndoddam am na nuñ ko tegee lan mooy nekk ëllëgu Ousmane Sonko politiquement. waaw maa ngi lay nuyuwaat di la ziar gis nañ tey procédure bi ni mu demee mooy Ousmane Sonko dafa nekk sous contrôle judiciaire loolu nag suñ koy wax mooy dafa am lu nga xam ne lii di justice da koy teg wala boog da koy aaye. mooy day confisquer passeport am. benn demam ak dikkam dañ koy contrôler. mais aussi aaye nañ ko mu nekk ci médias yi di wax surtout ci dossier viol bi. tamit lii nga xam ne mooy li ko juge du premier cabinet wax mooy chaque 15 jours dafa war a ñëw signer luy wanee ne moo ngi ci réew mi loolu jàpp naa ne en quelque sorte dafay gàllankoor Ousmane Sonko parce que ku xam politicien xam ne dafa war a am kaddu dafa war a génn di wax dafa war a def ay voyage leneen ak leneen pour carrière politique am mën a baax kon loolu suñ demee ba ayee ko kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko man jàpp naa ne dañ ko jox liberté nii rek mais liberté boobu doyul pour un homme politique pour nga mën a développer sa carrière politique parce que ku la aali bët fu ko neex ngay xool kon kii di juge bi li mu jox Ousmane Sonko man
gis naa jeunesse bi ñuy mobiliser wu di fecc ko wëy mais dama ne kon comprendre wul lan mooy contrôle judiciaire. parce que suñ demoon ba comprendre loolu dinañ xam ne am na benn enjeu bu nga xam ne état bi teg na ko ci ginnaaw Ousmane Sonko te loolu tant que dindi wuñ ko. Ousmane Sonko heure buñ ko soxlaa dina dem. te mën na dem ba du ci mën a poser candidature pour les élections à venir. pour les élections à venir mu mel ni rek nekk na ëllëg bu nga xamante ni lëndëm na lool ci carrière politique am ma jublu nag sunu invité moom mi nga xamante ni rek moo di Ibrahima Khalil tey bu ñu sukkandikoo ci li Omar Gueye wax ba tey Ousmane Sonko ma nga ca loxoy yoon waaye tey jii bu ñu gisee ni Ousmane Sonko tey demam bi mu dem ñu gis askan wi génn di mel ni kuy jubilé est-ce que combat bi dëggantaan libération Ousmane Sonko rek la waroon doon. Alors donc merci pour la question je pense que comme ni mu ko waxee aussi am na benn pertinence boo xam ne loolu moom mooy logique bi. Alors pourquoi les gens jubilent su mën nañ ko xoolee ci angle yu bëri. angle yu bëri mooy bi ci njëkk mën nañu wax ni nitu Sonko yi. ñoom ñoo buggul woon Sonko état du Sénégal teg ko daan. parce que jàpp nañ ni dossier bi c'est un dossier politique. donc suñu génnee manifesté wu te jàpp ne bu ñu toogoon manifesté wuñ ñu naaxaaxal seen leader kon donc ñoom bu ñu génnee manifesté wu ñu génnee seen leader bàyyi ko ci kaw contrôle judiciaire ñoom dañuy jàpp ni déjà am na benn gàpp bu ñu teggil seen leader. parce que le temps que seen leader di rester ci prison bi dëkk bi di gën a tàq donc ñoom aussi ñu gën a manqué des stratégies. donc bàyyi ko bi day dalal seen xel benn mais comme li mu wax. boo amee une lecture politique boo amee aussi benn apprentissage judiciaire par rapport au protocole judiciaire et tout ça da ngay mën a comprendre que ni donc il y a une pression qui est là qui pousse l'État à peut-être laisser Ousmane Sonko ci benn pression nii pour que réew mi mën a amaat jàmm mais en réalité dañ ko inculper mais inculpation bu ñu ko inculper moom mooy gën a sedd fuuf buñ ko teewoon yeneen ñu ngi koy teg alors donc koo xam ne tu es un homme politique ñu ne la voilà léegi bàyyi nañ la nga dellu sa kër mais boo delloo sa kër bul def nangam bul def sangam waroo def nangam te chaque fukki fan yu ñëw da ngaa war a ñëw war ñu ci suñu procès mais waxuma la sax yaa ngi Sénégal waaye yi la tere aussi bàyyi ma donc c'est un problème maintenant dafa am beneen masse boo xam ni tey jii comprendre ce qui se passe dafa jug parce que nit ñi jug nañ dafa jug parce que nit ñi jug nañ ñooñu la ñuy woowee des suivistes ñoom dañuy xool fi nga xam ne foofu la nit ñu toll rek ñu ànd ak ñoom ci euphorie bi ñooñu tey jii comprendre luñ ce qui se passe ndax Ousmane Sonko téye nañ ko bàyyi nañ ko ñoom amuñu lecture boobu maintenant dafa am ñeneen ñoo xam ne nag li leen intéressé ci xeex bi yëpp moom mooy nañu wan Macky Sall que forcing bi nga bëgg a def pour di laaj soit troisième mandat wala troisième candidature la ñun on te lance un message pour que tu puisses décrypter ce message là pour nga xam bu baax ce que la population sénégalaise est capable de faire donc ñooñu beneen couche la mais mu am beneen couche boo xam nag faruñu fenn couche boo xam ne duñu Sonko duñu pour démocratie duñu pour Macky Sall mais c'est une couche boo xam ne dañoo infiltrer est-ce que mën nañ leen woowee des profiteurs. bien sûr parce que li tax ñu mën leen ko woowee mooy que tey ji dégguñu leen woon gisuñu leen woon et je rappelle que je dis pas que comme le premier ministre wax je rappelle que yàggul dara sunu ñu way takku der yi maanaam militaires yi jàmmaarloon nañ ak rebelles yi ba nangu seeni base yàggul dara te ñu gis ni ci biir manifestation yi des manifestants yoo xam ne on peut les tutoyer ou citer ou mettre du doigt pour dire que ces manifestants-là ne sont pas des Sénégalais. Donc loolu aussi ça suscite une autre chose ñooñu bu ñu bàyyee Sonko ils vont continuer de faire ce qu'ils font. waaw loolu am na waaye tey bu ñu sukkandikoo ci yooyu nga wax est-ce que tey loolu li ko gën a may doole du ñenn ñu ñuy woowee je ne sais pas les marrons du feu ñu jàpp ni dañoo bokk ak nguur gi ñoom it ñu génn di wane doole di wane ni ñoom ñoo fi mu tollu aaye. effectivement parce que dëgg yàlla ñu ñëpp ay sénégalais lañ et que dès l'instant que nous sommes des sénégalais ñun dafa am benn charte réew boo xam ne moo ñu bokk tënk ñu ñëpp tënkul waa APR kese wala mu tënk. opposition bi kese ñun ñëpp la bokk tënk ñu ñëpp ñu bokk àtte tamit
parce que waruñu am une justice à double vitesse. ñun ñëpp aussi ñu bokk war a xam ni. tey jii bu ñu inculpé nit wala ñu koy topp. na ko état topp ca organe ya ko war a topp. ak institution ya ko war a topp. mais su fekkee ni dañoo gis ni ñi nga xam ne ñoom la ñuy topp seeni leader d'accord ñu génn am droit manifester. ñu boole leen ñeneen ñoo xam ne seeni problème ci wàllu politique. ñooñu war a jàmmaarloo ak ñooñu dañuy déclencher li nga xam ne tey jii moom mooy insécurité. parce que ñun suñu biir ay jeunes lañ ñëpp xam nañu deretu jeune dafa tàng. gars yi duñu mayante noonu du yombee noonu. donc loolu noonu mën nañ gëm ni dafa bokk lu déclencher li nga xam ne tey jii moom mooy yi am en attendant ñuy am ay preuves concrètes. parce que am nañu yenn situation fu réew di toll. police seen stratégie dafay bokk ci civilu ànd ak masse bi pour détecter ñan ñoo nga xam ne ñoom ñooy diriger masse bi. ñu xam ne ñooñu bu ñu leen jàppee masse bi dina mën a arrêter. mais rien ne dit que ñooñu ay police yu civilu lañ parce que police bu civilu sax am na foo xam ne foofu nga war a mën a yem ci say intervention ak say action donc lii nii li nga wax loolu moom mooy déclencher tey jii xeex bi et puis c'est déplorable parce que ñun entre jeunes sénégalais bu boobaa ñu ñooy xeex te bu boobaa du ko jar parce que après nag buñ dindee suñu casquette politique yi ñu ñëpp ay sénégalais lañ donc lu ce qui est un peu mu mel ni daal Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar bu ñu déggee bu baax a baax say wax jamono ji nag ñuy àddoog yéen rek am na ay ndaw ya nga xamante ne rek ña nga wàccoon ci place de l'Obélisque jamono joojee nag bokk na sax ñenn ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo farandoo ak ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko bokk na nag ñenn ci ñooñee di waa Pastef ku ñu bëgg rek jokkool ku ci mel ni Pape Ibrahima Mbengue moom it féete ca diwaanu Pikine Nord xam naa rek suñu techniciens yi nañ ñu ko jéem a rek xoolal ndax dinañ ko mën a jot gannaaw si nag di leen fàttali ni rek mën ngeen rek dugg ci biir émission bi pour loolu da ngeen di rek composer le 77 777 88 65 allo Pape Ibrahima. allo. oui Pape Ibrahima. Pape Ibrahima Mbengue yaa ngi Thiaroye Info TV mu mel ni jamono ji ñuy àddoog yow yaa ngi fële ca place de l'Obélisque. journaliste la. ah ok. allo oui. waaw day dawal mu ci yoon nii quoi ñu d'accord. mu waat ko ci kanam inshallah dans 15 minutes. ok amul benn problème. di leen jaajëfal bu baax a baax comme niñ leen di taatanalee rek li nga xamante ni moo di ay xibaar yu wér te wër Thiaroye Info TV rek di ànd ak yéen ci càmbaru bis bisu tey gii nag ma leen di fàttali ni rek ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni rek moo di rek affrontement yi am ci diggante force de l'ordre yi ñu leen di woowee way takku der ak ñi nga xamante ni rek ñoo di population bi di askanub Sénégal loolee nag ñu gis ci sax ay ñaawteef Amina Paye si yow laay dikkaat laata maa dem ci Goloko mu mel ni si weeru non tey moom fu ma neex laay jaaree Amina dag may rek ndax am na ndaw bu ñu teewal fële ca nga xamante ni rek moo di Parcelles Assainies di ki nga xamante ni moom moo di Fadiga Mohamed Fadiga ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay mon frère Gningue. di la jaajëfal bu baax a baax di la xamal ni tey moom càmbaru bés bi gisu la waaye yaa ngi ci terrain bi. waaw depuis 10 heures ba léegi maa ngi nekkoon fële si Parcelles fu ñuy wax Kaas ba. jàpp fële police commissariat bi xam nga moo nekk unité 22. foofu nag dafa am benn commissaire boo xam ni moo dóor bal. xale bi daal si ñàkk bakkanam. waaw. donc waa Parcelles yëpp mobilisé ni du ñuy dem taal police ba. mais daal fa la renfort waa DIP ñëwee. waa BIP bi moo si DIP. waaw. ñoom ñoo ñëw en renfort. repousser boy yi ba maintenir la situation. d'accord mais invité bi lu mu doon wax sànq rek nii dafa am ñu si rax. ñun noo nekk sur le terrain te gis nañ ko parce que am na ñaari yoon yoo xam ne duñ def tentative de paix. bu marché waa DIP wax ak boy yi ba boy yëpp d'accord nangu du ñuy marché pacifiquement. mais ñu gis ay bouteilles yoo xam ne alcool moo si nekk. def si benn morceau taal ko sànni ko. donc waa BIP obligé riposte waat. mujj bi boy yi nga xam ne noo dëkk Parcelles ñoom noo ñëwaat ba suñ ñun ñëw ba si waa BIP ni ñoom jàmm nañu bëgg ñu leen bàyyi ñoom ñu def médiation bi dem si beneen camp bi. wax ak beneen camp bi tamit ñu teg seen arme teg lépp ñu saafonte parce que ñun ñëpp ay sénégalais nanu. booy bu ñu demee tamit di waxtaan ak ñooñu ba ñooñu jubóo tamit bu ñu ñëwaat ba dem na sax boo booyee du ñu yëg si oto BIP bi. yor drapeau Sénégal di way.
foofu daal booy suñu jëlaat sànni si suufu oto bi ay butéel alcool yoo xam ne duñ si def moo tax taalaat ko d'accord donc waaw bu oto bi nekkul woon blende explosion moo fay am parce que si biir oto bi lu fi nekkoon ci grenade bëri na mais yàlla def na ba oto bi blende la woon nu gis nag ay image yu rafet te man image yooyu laa bëgg montrer les Sénégalais ñoo xam ne ñi ñu ngi œuvrer pour la paix dëggantaan mu mel ni ñëw sax ci commissaire bi ni ko commissaire dama xiif jox ma lekk commissaire bi da koy jox ne que dama jënd indi sama wéccet te booy bi day indiwaat wéccetam dëggantaan mu nekk image bu rafet loolu bi mu fekk bu ci jógee sama téléphone moo fi mais renfort bit ñëwaat na parce que booy ne ñoom du ñu dellu ginnaaw parce que dafa am ñoo xam ne noo si nekk bëgguñu ay bi fay foofu nag am na ñaari nit ñoo xam ne ñàkk ñu fi seen bakkan tey foofu ci diwaanu Parcelles foofu si diwaanu Parcelles am na ñaari nit mais li fi nekk nañ ci blessé kenn mënu ko wax est-ce que mën nañoo xam Mohamed waaw est-ce que mën nañoo xam ñaar ñooñu ñàkk seen bakkan ay ndaw lañ ay mag lañ góor lañ jigéen lañ wala ñoo ñaar ñëpp ay góor nanu mais ay ndaw nanu ay ndaw nanu noo fi ñàkk seen bakkan toll si ay ñaata at buñ ko wax natable ay 20 ans man tey jii sax dama tiit moo tax je lance un appel pour parents yi nu jël plus de responsabilité xëy na sam plateau bi am na ñu la bëgg a laaj dara daw noo fa nekk ay xale yu am 8 ans ay xale yu am 7 ans noo fa nekk di daw ndeysaan Mouhamed di daw gauche à droite oui instant bi lan lañ mën a jàpp ni situation bi sànq yaa ngi naan sax waa bi gis nga ni dañoo defaat beneen renfort tey jii lan lañ mën a jàpp situation bi foofu ci diwaanu Parcelles est-ce que la situation est stable situation bi noonu stable parce que ñi ñuy wax waa Guédiawaye ak waa Pikine duñ fa ñëw renforcer fa donc li fa nekk si doomu aadama kenn mënu ko wax mais nag dem na ba ñu bopp ba xam ne léegi ñi nekk si kanam kese nooy sànni xeer ba ñi nekk si ginnaaw ñoom sànni tunu ñu ñëw taxaw seetaan rek mais dafa am boo yoo xam ne noo nekk si kanam di sànni mais li fi nekk si doomu aadama takku trop sax bi mu fee mujj jógee nii fépp nu mu taal ay pënam mënutoo sa gis day mel ne tey jii si 20 heures nga nekk wala 21 heures Mohamed j'espère que yow tu es à l'abri waaw man dama ñibbi si léegi sama téléphone bi moo fi fekk nga xam ne 10 heures ba léegi maa ngi foofu kon instant bi sonn nga allo oui Mohamed waaw dama ma ne instant bi sonn nga waaw Mohamed kii Amadou Gningue mi ngi koy wax léegi nee na Mohamed Fadiga dañ la daan gis ci plateau càmbaru bés bi mu mel ni rek yow moom chaque lundi da ngay jël week-end prolongé rek non tey nag maa ngi nekkoon sur le terrain pour nu mën am des informations en temps réel d'accord merci beaucoup cant ak ngërëm ñeel na la Mohamed daan la rek nga def ndànk te moytu bu baax waaw incha allah ñi ngi di la jaajëfal bu baax te ni la nag bul génnaat bàyyeeg la sa bopp madame mu toppatoo la di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed nekk ndawu Caaroy Info TV jamono ji ñuy àddu ak yéen nag mu wàccoon rek ci terrain bi foofee ca Parcelles di ñu xamal ni nag am na ñu fa amee ay gaañu yu bëree bëri waaye it am na ñaar ci ay ndaw ñi nga xamante ni daal bu ñu natable seeni ay at rek si ñaar fukki at la ñuy toll ñaar ñooñu nag ñàkk seen bakkan waaye ba tey bu ñu sukkandikoo rek ci ay kàddu yi sunu ndaw moomee di Mouhamed Fadiga teewaloon ñu foofee ca Parcelles foofee ca Parcelles Assainies moom mi nag di Mouhamed Fadiga mi ngi ñuy xamal ni rek am na ñaari yoon tentative rek amal jàmm foofee ci jàmmaarloo yooyee waaye mu mel ni rek li Ibrahima Khalil doon wax léegi ci biir mbooloo moomee dafa am rek ñu rax ñu mën loon sax duppee ay profiteurs yi nga xamante ni rek dañoo bëggul benn yoon jàmm dellu si Mouhamed Goloko si yow laa doon ñëw acca kon fan laa tolloon ak yow da nga commencé woon poser question rek Fadiga di la acca dama commencé woon poser question yaakaar naa li ma doon wax ak yow moom moo di rek ci profiteurs yi nga xamante ni Ibrahima Khalil doon na ko wax waaye tey ci profiteurs yooyee tey bu ñu gisee ñii nga xamante ni ñoo di waa BIP ak askan wi dem bay bëgg a saafonte ñu gis ni am na ñeneen ñi nga xamante ni ñuy jug est-ce que loolu du rek encourager li nga xamante ni wala yombal la nga xamante ni dina tax Sénégal ñii ñuy woowee les terroristes mën ko pénétrer. d'accord ni nga ko waxee rek mu mel ni rek su fekkee que ni noonu la nar a demee man dina gis naa sama gis-gis jàmm du gaaw am parce que du moment où am na ñoo xamante ni dañuy bëgg a apaiser dañuy bëgg jàmm am mais ci ñi nga xam ne dañ leen a infiltrer ñoom bëgguñu coow li fay dañuy xam ba taal mu gën a tàkk je pense que keroog kii mi ngi koy wax na la tudd le ministre de l'intérieur mi ngi koy wax
di jàpp ni rek mbir mi dafa am ay terroristes yoo xamante ni dañ see rax mu nekk loo xamante ni dina xaw a nduru un peu loolu parce que terroristes yooyu ñuy wax xëy na même su fekkee que ni il n'avait pas l'occasion mais lii xëy na mun na nekk benn buntu ci ñoom mais mu nekk loo xamante ni du loolu la ñuy ñaan du loolu la ñuy mbébét mais mun na nekk benn buntu ba tax na rek lépp loo xamante ni daal man je me dis que war na mën a andiwaat jàmm fii ci diwaanu Sénégal wax nañ ko def parce que Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni lii c'est une première musu fay am ci sous-région bi nga ko daan gisee mais tey soo demee ba diwaanu Sénégal nga di ko dund nekk na loo xamante ni métti na da ngay xëy pour nga jënd loo xamante ni da nga koy lekk sax problème la bu weesoo xëy na marché yi li nga xam ne mooy boutique yi doon jaay lekk wala grande surface yi lépp dañoo tëj loolu dafa nekk loo xamante ni dina andi yeneen jeexital rek ci diwaanu Sénégal waxatuma laak jàmm moom mënaguñ ko wax pour le moment parce que ñi nga xam ne ñi ngi xam taal bi ñi ngi fi te gis nañ fu nit yi nekk ñu daal fay ñëw daal leen di gën a épaulé mais daal leen di gën a di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñu di ñu topp rek jamono ji suñu page Facebook thiaroyeinfo.net wala suñu page Instagram thiaroye-8 info wala si kanam tuuti nag ñu leen xamal ni rek dinañ leen dégtal càmbaru bés bi suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV di ko jaajëfal moom bu baax a baax Mouhamed Fadiga nekk as ndawub Thiaroye Info TV mu ñu teewaloon rek ci terrain yi foofee ca Parcelles Assainies waaye it di jaajëfal bu baax a baax maman Fatima Sow mi nga xam ne rek mi ngi ñuy remercier bu baax a baax si sargal gi Thiaroye Info TV ubbee lii di càmbaru bis bi di ko sargal jigéen ñi waaye it di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Hamidou Bari di rek naan bonne continuation fier de vous Abou Kuntaba doomu ndey la ci mën di ko jaajëfal bu baax a baax mi ngi naan bonsoir bro toutes mes félicitations et je te suis de tout mon cœur je crois avec vous IMG waaye tur boobu dama koy nëbb Fadiga di ko jaajëfal bu baax a baax Dieng l'original moom nag dafa samp laaj rek xam naa sunu invité bi la ko jëmale di ko wax après buñ fa dikkee rek nga mën si tontu Dieng original moom mi ngi naan rek tu veux dire que y a des rebelles si biir Mohamed Goloko démb su ma juumul c'est partagé nañu benn information ba nga xamante ni ñu ngi si doon wax ni nga xamante ni souvent terroristes yi wala rebelles yi noonu la ñuy infiltrer yi nga xamante ni yu mel nii bu amee niñ ciy profité ba dugg tey est-ce que mën nga ñu dikkalaatal ci loolu anam yi point yooyu yëpp pour ñu leeral askanub Sénégal nii xëy na bu ñu génnee it di ñaxtu di jooy leen la nga xamante ni seen ñëg-ñëgu xol la am na ñu leen mën a rax bu ñu gisee genre yu mel noonu ñu xam ni ñuy taxawee ak ñoom. waaw xam nga d'abord xam nga mbir bu xewee dañuy xool par exemple bu ñu xoolee situation géographique bu Sénégal. Sénégal daa nekk pays boo xamante ni dafa bëri ay dëkk yoo xam ne dañ koo wër. mën nañ ci noter Gambie ñaari Guinée yi boo xoolee à l'est am nañ Mali boo xoolee ci kaw am na ki nga xamante ni moo di Mauritanie. te boo xoolee Afrique de l'Ouest Sénégal dafa nekkoon le seul pays boo xamante ni dafa am stabilité. c'est-à-dire yeneen pays yi sax bu ñu doon jël référence dañuy jël référence ci ki nga xamante ni moo di Sénégal. donc tey jii nii bu ñu demee ba Sénégal commencé am li nga xamante ni moo di déséquilibre sécuritaire c'est-à-dire sécurité bi commencé am benn déséquilibre. day nekk loo xamante ni occasion lay nekk parce que am na lu bari yoon loo xamante ni ay organisation internationale di artu ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais di leen wax nañ def très attention parce que boo xoolee sous région bi dëkk yépp ñi nga xamante ni ñoo di terroristes yi dañ faa dugg jaxase ko wala dugg créer ay confusion yoo xamante ni wala ay deux parties yoo xamante ni day nekk confrontation ci biir dëkk yooyu noonu donc boo xoolee Sénégal d'abord balaa maa dugg ci loolu noonu Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni ñu ko wër boo xoolee Gambie par exemple Gambie yàggul ki nga xamante ni moo di Yaya Jammeh dañ koo délogé te bañ ko fay jëlee neexu ko woon te am na ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak moom ci wàllum armée ak ci wàllum sécurité ñooñu tey jii kenn xamul fan lañ nekk ci àdduna donc ñooñu nekk nañ ñoo xamante ni menace lañ pour dëkk bi nga xamante ni moo di Sénégal boo xoolee fi nga xamante ni moo di Guinée Bissau élection dafa am te élection yi ba mu jàllee yàggul donc am na ñoo xamante ni foofu noonu dañoo am frustration donc ñooñu tey jii nii kenn xamul fan la leen jant bi di tiim ci diwaanu Afrique boo xoolee tamit Guinée musul am stabilité mooy Guinée Conakry boo xoolee Mali yàggul dara ki nga xamante ni moo di IBK dañ koo destitué te Mali nekk na dëkk boo xamante ni terrorisme dafa am place jamono jii nii te Mali ak Sénégal dañoo am frontière bu gudd boo xamante ni amul contrôle mën nañ ne parce que frontière sénégalais ñëpp xam nañ gars yi dañuy ñëw rek dugg fu ci mel ni aussi Casamance gis nañ nu mel Casamance dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa fragile rébellion yi foofu chaque jour ñi am ay combat ñoom ak ñi nga xamante ni moo di armée sénégalaise léegi nag li nga xamante ni mooy ñun li ñu war a prise de conscience bi ñu war a am mooy ñun nous sommes un pays boo xamante ni dañ ñëw menacé
c'est-à-dire force yi nga xamante ni mën nañ infiltrer Sénégal dañ ñoo wër. wër ci loolee sax dakkuma la mais mu am ay yenn ci ay points yi nga xamante ni rebelles yi bu ñu bon wala ñenn ñi ñuy woowee ay terroristes bu ñu ñëwee yooyu la ñuy fexe dakkal la lu ci mel ni tey ay signes la yu ñu am ci jamono jii ñu toll lu ci mel ni dugg ci ay supérette supermarché ak yooyu jël seeni ay ñooñ lépp ñu fay ravitaillement waaye di profito tamit di dugg ci ay camp ci ay gendarmerie genre yooyu yëpp pour fexe ñoom it teg seen ay stratégie ba nga xamante ni non seulement dina leen permettre ñu armé wu mais aussi dina leen permettre ñu am ravitaillement en consommation bu doy. waaw xam nga tey jii nii ku ne par exemple supermarché yi boo ko attaqué. lii njëkk a am mooy famine. lii njëkk a am mooy famine mooy dëkk bi maanaam économiquement dañuy xiif. c'est-à-dire du ñu am li nga xamante ni moom la ñu consommé muy benn. donc loolu bokk na si seen i stratégie ñi nga xamante ni moo di terroristes yi wala ñi nga xamante ni ñooy infiltré wu ci ay dëkk yi nga xamante ni dañoo fragile. bu ñu ñëwee ay supermarché ay marché ak ay grande surface yoo xamante ni dañuy dem saccager loolu wala ànd ak population bi ngir saccager loolu ngir mu permettre leen ñu andi benn déstabiliser li nga xamante ni moo di pays boobu mais leneen li faut que ñu def analyse bi parce que tamit nit ñi tamit il faut que ñuy xalaat sénégalais musul am fitu attaqué brigade. loolu ñun ñëpp d'accord nañ ko sénégalais musul am fitu attaqué brigade. man d'accord comprendre ma benn sénégalais jàkkaarloog mairie bi nga xamante ni foofu la ay papier nekk. ay papier doomam wala ay papier Madame Maria sénégalais tribunal bi fa ngay amee casier judiciaire fa ngay amee li nga xamante ni ay nationalité yu ni mel ngay dem di ko taal wala léegi da ngay gis sénégalais di dem di attaquer li nga xamante ni moo di poste de police te loolu day déstabiliser li nga xamante ni mooy suñu sécurité réew ñi nga xamante ni dañuy seetaan un peu partout dans le monde dañuy comprendre que ni état bii nii sur le plan sécuritaire dañoo fragile te loolu daf leen di permettre ñu def benn infiltration boo xamante ni kenn xamul fu mu jëm moo tax ñu ne l'heure est d'être très 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 vigilant parce que Sénégal nekk na pays boo xamante ni comme ni ko gars yi mooy dernier rampant Sénégal boo xoolee ci démocratie Sénégal la ñuy jël comme référence boo xoolee ci côté sécurité Sénégal la ñuy jël comme référence lépp loo xool rek ci côté loo xamante ni day ñoŋal réew rek Sénégal la ñuy jël comme référence te ñi nga xamante ni ñooy suñu ennemi kontaanuñ ci loolu te pare nañ pour détruire li nga xamante ni moo di Sénégal donc les forces vives de la nation dañoo war a conscient xam ni vraiment l'heure n'est pas à la séparation wala de forte violence mais dañoo war a ànd booloo xeex li nga xamante ni moo di suñu démocratie ñëwaat suñu liberté mais d'une manière pacifique. ci loolee Ibrahima Khalil bal su may dikkaat ak yow rek si question bi nga xamante ni ñenn ci ay internautes daa mel ni bàyyi nañ ko fi mu ne ndax da ngaa bëgg wax ni rek ay rebelle dañoo rax ci biir. waaw loolu daanaka loolu la sama naataango bi indi comme explication quoi. En fait du ma oser dire le mot rebelle du ma oser dire le mot terroriste. parce que terroriste tamit mën nañ moo bi mën na rëy. parce que boo nee terroriste rek ñu ngi jàpp mooy kii jël ay bombe ay affaire mais celui qui sème terreur est un terroriste. dictionnaire noonu la ko définir. noonu la ko définir alors donc pour dire quoi pour dire que man dama jàpp ne su fekkoon ñiy manifester rek ñoo jug. peut-être dinañ manifester def seen pancarte. xam nga génn show. police di leen pousse ñuy avancer d'accord. mais su ma gisee ni ki nga xam ni li ko soxal moom mooy. naa dem jëli ji ay armes. su ma nee naa dem jëli ji ay armes naa dem. taal fi nga xam ni foofu la armes yi nekk fan lañ dent ñoom ñu daw ma jëli armes yi. su ma jëlee armes yi du ma koy doyee. pour man ku taxaw bëgg la libération de Sonko pour man soxla woo di dem ci ay brigade di ko taal. soxla woo dem ci ay mairie soxla woo dem ci ay police li nga soxla mooy aller devant le tribunal bi nga xam ne foofu la ñu war a àttee Sonko nga indigné wu. nga dem dans les rues tu t'indignes. mais nga dem ba ask li nga xam ne moom mooy sunu arsenal bi nga xam ne moom moo ñu war a sécuriser. en cas de pépin yow nga ne moom nga dem jëli ji. waaw problème day am su boobaa. c'est un problème que je me dis. mais là ce problème là après est-ce que l'État a décrypté le message oui bien sûr parce que tey jii la police seulement aurait suffi pour ces manifestants là pour police bi ñëw encadrer leen mais on n'a pas vu la présence des militaires. parce que la police. duñu cuune la police sénégalaise fait partie des polices les plus référentes au Sénégal. alors donc en fait en Afrique je veux dire maintenant tey jii ñooñu suñu gisee message boobu suñu décrypter ce message là ils vont pas laisser cette affaire là impunie. dañuy jël seen i matuwaay jël seen i responsabilités. loolu moo taxoon sànq may wax am na ñu ñuy rax maintenant ñi ñuy rax quand je parlais de ñi ñuy rax dama wax ñu déloger nañ base rebelle yooyu c'est pas dire que rebelle yooyu ñoo fi ñëw. mais mënuñoo dàq.
ni am na ay rebelle. mënuñoo dàq thèse boobu. am na yeneen thèse sama naataango bi wax na ko yooyu yëpp nag bu ñëwee wax nga thèse yëpp ba waxoo thèse Casamance bi nekk suñu biir ñun Casamance Sénégal. fragilité bi nga xamante ni xam nga dañoo nekk dëkk bu fragile te instant yi tension yi dañoo. tension yi bu ñu jugee les profiteurs. boo cité li nga xam ne moo di Casamance. mën na susciter beneen débat boo xam ne. c'est pourquoi nit ñi parfois bu ñu nekkee ci ay position yoo xam ni moom mooy taxaw jàkkaarloo ak ay sénégalais di wax ak ñoom parfois dañuy jéem a maanaam defar seen kàddu boobu ba du laal kenn mais quoi qu'on puisse dire mooy que lii xew nii. mooy am na ñoo xam dañoo jug pour xeex injustice. am na ñoo xam dañoo jug pour bëgguñu jàmm. sa envoyé bi spécial wax na la ko. wax na la gis nañ ni waa Parcelles ñu ngi dem di waxtaan ak waa BIP. mais dafa mel ni am na ñoo xam ne bëgguñu jàmm jooju am. muy ñu ñuy woowee rek xam naa les profiteurs waaye dinaa dikkaat léegi si yow parce que ci mairie yeeg ak tribunal yooyu ñuy taal may fàttali rek yow yaay chef cabinet bu commune mairie bu Pikine Nord su ma juumul la mu mel ni seen mairie bi sax nag bokk na ci lu ñu song. noonu la Omar Gueye tey dégg nga ñu ne Parcelles nit ñaa ngi jéem a ut jàmm askan wi ak ñi nga xamante ni ñooy way takku der yi mais mu mel ni am na ñu leen rax bëgguñu benn yoon jàmm loolu naka nga koy jàngatee. waaw Olof Njaay dafa ne ay du yem ci bopp boromam. bu doon rek Sonko la ak Adji Sarr wala Sonko ak état bi comme moom ni mu ko waxee. du yegg si fii. mais problème bi dafa dem ba dépassé ñëpp en quelque sorte. parce que man mënuma comprendre ñu def déclaration depuis démb naan marche pacifique la ñuy def. tey nga yeewu. première heure dégg na am na kuñ tiire fële ci Parcelles loolu tamit nekk na lu nga xam ne ñoo ngi koy ñaawlu parce que ñoom sax dañoo cité ba ne commandant bi moo ko tiire man ci d'après information yu ma am loolu ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax te di wax jeunes yi ñoom xeer mënul xeex ak police bien vrai que di nga leen dàqee ñu reculer mais rarement ngay dégg ci manifestation ñu ne rey nañ police loolu tamit ñu bàyyi ci xel parce que ay ndaw lañ te ñun avenir u réew mi ñoo ko yor donc li may ñaan askan wi di ko ñaan jeunesse bi surtout mooy marche yi ñu nekk di def képp ku nga xam ne da nga ci ñëw pour saboter ko pour yàq ko ñoom nan la génnee wala ñu jàppale jébbal la ñi nga xam ne ñooy police su boobaa ñoom dinañ lijjante cas boobu mais mënuma comprendre ngay def marche ba pare ñëw waxtaan ak éléments yi nga xam ne état moo leen fi teg pour ñu def marche pacifique même pas 5 minutes ay xeer ak i lacrymogène di jóg loolu tamit c'est un peu paradoxal kon jàmm jooju am na ñu ko bëgg mais tamit am na ñu nga xam ne wutun daraay jàmm ci situation bi dañ ci nekk di profito pour régler seen yeneen i compte dañ ciy nekk di profito pour régler seen i ay yeneen i compte ku ci mel ni Dieng l'original moom ma nga ñuy dànkaafu ci biir lii bi rek mi nga xam ne rek éviter de vous brouiller la tête man je ne suis pas d'accord moom mi nga xam ne rek je ne suis pas d'accord mu ne d'accord la benn yoon ñuy wax ni ay terroriste wala ay rek rebelle parce que jàpp naa ni gënu stigmatisation la ba tey muy wax ne moom Dieng l'original di ñu xamal ni rek bu amee ay terroriste wala ay rebelle rek day c'est seulement nervi yi nekk ci dëkk bi loolu lépp rébellion la jéemu ñu nekk di identifier naan ñii ñooy ay rebelle ñii ñooy ay rebelle ak yu ni mel mais daal lépp la nga xamante ni képp ka nga xamante ni yaa ngi semer la terreur mën nañ la woowee bon pour ne pas dire terroriste parce que dafa nekk moo bu rëy mais en tout cas y a des profiteurs au niveau des foules kii di Diop buubu di ñu xamal ni rek am na ay sénégalais ya nga xamante ni duñu réfléchir car comment on peut muy laaj rek naka la ñu mën a accepter di brûler li taal yi nga xamante ni moo di ay mairie waaye it yi nga xamante ni ñoo ñuy fournir ay papier di ñu rek di ñu fournir ay papier di ñu utal tamit li nga xamante ni rek moom fa la ñuy lijjantee suñu ay mbir yu bëree bëri ci wàllum administration suma ngeen baal ma Amina tey bu ñu dikkee taalub mairie ci dëkk taal ay tribunal ci dëkk dem songu kër nit sa moroomu citoyen yi taal ko yooyu lan la mën a indi ci dëkk rawatina nag li nga xamante ni moo di mairie man moom xam naa ci dara loolu def loo na ma ñaari yoon 3e. d'accord mais balaa loolu rek ma bëgg nga fàttali numéro bi ci ñi nga xam ne bëgg nañ def seen intervention xam naa ne ñi di commentaire yu gudd ñi xamuñu ni que ni ligne bi ubbi nañ ko mën nañ participer en direct mën a joxe li nga xam ne mooy seen contribution ku si mel ni imam ma koy nuyu di ko ziar mu nekk suñu confrère nekk aussi foofu si canal Banlieue
di leen jaajëfal soxna Amina di ñu fàttali ni rek ni mën ngeen jokkoo ak équipe bu càmbaru bés bi en direct ngir loolu nag da ngay def rek 77 777 88 65 77 777 88 65 ngeen dugg en direct joxe seen xalaat ci li nga xamante ni rek moom moo di temu tey jii Amina Atia. d'accord mu mel ni rek Amadou Gningue comme ni nga ko waxee rek li nga xam ne moo di yàq li nga xam ne moo di par exemple lu ci mel ni mairie lu ci mel ni tamit fi nga xam ne moo di tribunal wala dugg kër nit yàqate ko man je pense que comme ni ñu ko doon waxee rek mbir mi am na leneen lu si rax parce que mun nañ jàpp ni problème bi entre ñaari citoyen la su nekkee problème bi loolu la xëy na on peut faire une marche pacifique tey kenn mënu ko natable loolu c'est permis ci li nga xam ne moo di démocratie mën nga génn ci mbedd nga wax lu la naqari mais tamit su si demee ba yooyu di si am rek dafay am beneen tournure parce que tey jii ki nga xam ne ñii di taal sax laay wax tey képp kuñ si identifié borom kër gi wala ki nekk maire wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci tribunal bi dinañ def li nga xam ne dinañ porter plainte ki nga xam ne en fait su fekkee am na ci benn nit rek boo xamante ni gis nañ ko ci te je rappelle que genre yooyu lan moo tax au fait xëy na bon su ko yoon toppee dina ci am suite parce que tey jii ku ne xam ne tribunal dafay am ay caméra de surveillance ku ne xam ne ni tamit lii di mairie am na ci mairie yoo xamante ni dafay am caméra de surveillance ainsi de suite mu nekk loo xamante ni daal suñu taalee tey say papier nga war a def examen wala nga war a def bac en fait ñun ñoo ci pertaat ñun ñooy subiraat les conséquences moo tax des fois je me dis que est-ce que les Sénégalais sont en train de mesurer li nga xam ne loolu la ñuy def ba si bërëb yi nga xam ne moom la ñuy lekkee Sénégalais yi ñoo fay nekk di jënd Sénégalais yi ñoo fay nekk di liggéey xëy na bon sur le plan économique amaana xëy na dinañ invité ab économiste mu wax ci mais sur le plan économique dina am lu mu ñuy jural loo xamante ni soo moytu dinañ bëgg a lekk mu tëñu mu mel ni mais tamit di nga bëgg a dem liggéenti say papier wala def concours wala leneen ak leneen mu tëll tamit si noonu tamit nekk na loo xamante ni c'est vraiment déplorable nañ bàyyi mairie nañ bàyyi tribunal yi mais aussi nañ bàyyi kër jàmbur yi nga xam ne dañ koy ki nga xam ne allo Pape Ibrahima waaw Amadou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Amadou dalal ak jàmm ci Caaroy info voilà merci maa ngi nuyu auditeurs yëpp jaajëf di fàttali ni rek membre patriote nga foofee ca Pastef bu Pikine Nord bu Pikine Ouest Est waaw man je suis le coordonnateur de Pastef pour la commune de Pikine Est pour la commune de Pikine Est mu mel ni da nga demoon foofee nga xamante ni moo di place de l'Obélisque ngir rek wone seen ñëg-ñëgu xol waaw sànq la fa jógee est-ce que foofu lan moo nekkoon rek mbébét bi ndax marche pacifique la woon wala déet ndax rek. bu ñu sukkandiku en fait marche pacifique la woon. xam nga contexte actuel bi ñu nekk au Sénégal. dafay wane ne rek peuple bi dafay réclamer. baal ñu nga yokk baat bi tuuti. waaw maanaam contexte bi ñu nekk. waaw peuple mooy réclamer le retour des libertés individuelles et collectives yi nga xam ne dañ ko salfaañi woon ak le retour de la démocratie et l'état de droit. mais nga may ma tuuti balaa may kii ma masawu askanu Sénégal yëpp. jaale ñi nga xam ne vraiment ñàkk nañ ci seen bakkan. di vraiment ñaawlu maanaam mbir yi ni mu demee ci ñaari côté yëpp quoi. donc ci côté ñi nga xam ne yàq nañu ay place jàmbur et tout. mais aussi ñi nga xam ne tiré nañ ci population bi yore ci ay nit. mu mel ni kii di seen ab leader di Ousmane Sonko ni ki démb lañ levé garde à vue am waaye nit fi mu toll mi ngi sous contrôle judiciaire ndax tey loolu ngeen doon xaar ci justice Sénégal. bon ñun liñ doon xaar ci justice Sénégal wax nañ ko ba ñëpp dégg ko mooy ñu tëddee njaaxaanaay et puis ñu àtte dëgg. donc ci dossier bi vraiment on se perd quoi parce que d'une affaire privée maintenant on parle de inculpé mis sous contrôle judiciaire. On ne comprend pas franchement li ñu bëgg xam naa peut-être c'est une porte de sortie bu ñu bëgg a def. mais ñun jàpp nañ ne dossier viol bi accusation de viol bi dañ ko war a poursuivre ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy les comploteurs ñoom ñëpp maanaam yoon àtte leen parce que jot na nag parce que. yi ngeen di revendiquer. waaw yi ñuy revendiquer
mooy la libération de tous les détenus politiques yi nga xam ne ñoom lañ jàpp depuis bi affaire bi tàmbalee ba léegi donc ñu libéré leen parce que ñëpp xam nañ ne en fait toppewuñu leen loo xam ne lu faute lu am ay faute quoi donc ñenn ñi libéré nañ leen d'accord ñu koy saluer mais des na ñeneen ñoo xam ne ñu demee ni coordonnateur Abbas Fall Birame Souleye Diop vraiment ay détenu lañ yoo xam ne dañu war a génn ñoom ñëpp Guy Marius Sagna et autres quoi monsieur Mbengue waaw mu mel ni ba tey bokk na am na ñenn ci askan wi ñi nga xamante ni dañuy revendiquer à ce que Macky Sall teggi tànkam ndombal tànkam waaye it ki nga xamante ni moo di ministre de l'intérieur ak procureur de la république ndax yéen waa Pastef ànd ngeen ci loole bon effectivement parce que boo xoolee mbir yi ni mu déroulé woo un ministre de l'intérieur boo xam ne lii xew lii yëpp xew fi yow nga nekk ministre de l'intérieur moi je pense que tu ne mérites plus d'être là waaw parce que c'est un échec total ñuy wax aussi nga def un discours une sortie boo xam ne vraiment c'est une sortie ratée en fait donc mu nekk loo xam ne moo war a tax bu doon yeneen pays yi la ñoom seen bopp ñooy démissionné voilà le procureur aussi gis nañu affaire yi ni mu déroulé woo donc maanaam képp kuy yëngu ci wàllu yoon da nga war a moytu maanaam ñu lay manipuler donc l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs dafa war a nekk une réalité au Sénégal loolu la ñuy wax donc le ministre là Macky Sall ci boppam moom moo ko war a kii wala moom mu démissionner boppam le ministre de la justice le procureur de la République parce que dans une affaire aussi grave que ça est-ce que comprendre nga xam ne mënoon lañu élucider affaire yi à partir de l'enquête à partir de la Sonatel war nañu mën a xam ñi doon woote ak et cetera yëpp donc affaire boobu la ñu waroon poursuivre mais poursuivre ñu ko ñu dem ne ci Ousmane Sonko yóbbu et cetera mais le peuple n'est pas d'accord ndax Pastef bokk na si ñuy laaj kii nga xamante ni moo di Macky Sall di njiitum réewum Sénégal pour mu démissionner loolu peuple bi moo koy demandé c'est tous les peuples sénégalais ñooy demandé en fait la démission du président de la République pourquoi parce que en réalité gis nga bi fi affaire yi amee ba léegi kenn déggu ko mu wax y a eu des cas de mort et yooyu yëpp ay forces de l'ordre ñoom ñooy def affaire yi il y a eu vraiment une dégradation de la situation depuis plus de 3 jours mu noppi waxul dara mais loolu problème la ba démb kilifa diine yëpp wax ñu koy xaar pour mu wax bon nee nañu tey lay wax mais est-ce que c'est pas trop tard monsieur Mbengue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci équipe Thiaroye Info ngi lay jaajëfal voilà merci beaucoup Amadou jaajëf mi ngi noonu monsieur Mbengue nekk coordinateur bu Pastef foofee ca Pikine Est moom nag monsieur Mbengue muy dikkaat nag bu baax a baax ci li nga xamante ne rek moom moo di dossier boobee di dossier Ousmane Sonko Adji Sarr bi nga xamante ni jamono yi ñu toll jur na coow lu rëy Sénégal Pape Ibrahima Khalil Mandiang tey ñu gis ni yow yaay chef cabinet bu commune bu maire bu commune Pikine Nord ñu gis ni si ñaawteef yooyu ñu doon wax léegi seen mairie bi sax jotoon nañ kaa song loolu naka la nan la demee lan ngeen yaakaar ni moom moo ko waral ak daal mbir yi. bon ñun moom xam naa de bonne foi rek de bonne foi pour dire que ay manifestants ñoo doon manifester romb peut-être ak seen fugg ak foule bi bon ñu gis ni c'est une institution parce que am na drapeau. fait ñu xam ni aussi mairie la xamuñu ndax mairie opposant la wala xamuñu ndax mairie pouvoir la mais tout reste à penser que peut-être jàpp nañu comme état bi moo woo seen leader alors ñoom état bi la ñuy xeexal donc pour xeex état bi pour ñoom détruire un bien public comme une mairie peut-être dina leen mën a am fu mu leen féete sachant que ce bien public là qui détruit nekkul en fait une mairie tenu par dirigé par un membre de l'APR alors maintenant foofu loolu moo tax ma ne ñun dañ ci am xel mu sell pour bañ a wax ni dañ ñoo viser pour wax ni que rek comme ni ñu tojee Auchan yeeg yooyu yëpp donc ñi ko toj man je pense que dañ kaa toj d'une manière inconsciente donc foofu laa koy jàllale di xam ni rek on a été
on n'a pas été des cibles directes mais comme ñoom dafa am ligne bu ñu doon topp ñëw nañ jaar suñu mairie yàq ay la yowén wala boog heureusement que li nga xam ni moom moo fa ëpp solo muy ci état civil ba amuñu fa accès jegewuñ ko que li ñu may chance sax ñun dañoo xaw a jeganteeg Auchan bi ñi nga xam ni commencé nañ toj suñu directeur cabinet rek la fa fekk ak man juste bi may ñëw commencé di sànni di toj heureusement que la porte était fermée à clé mais buñ fa yàggoon dañuy laal ci lañ déggee seen yeneen morom bi ne Auchan bi buntu bi tijjeeku na ñu bàyyi foofu ñu ñëpp daw. kon yéen loolu moo leen xaw a may tuuti Auchan chance leen xaw a may tuuti moo ñu may chance. d'accord je regrette mais moo ñu may chance. d'accord ci noonu tamit mu mel ni rek war nañ ko mën a fàttali que ni yéen bokkoo leen fi nga xam ne mooy APR mais PDS ngeen bokk xëy na comme tu l'as dit dans tes propos léegi vous n'étiez pas visé mais gis nañu ñi nga xam ne ñoo di toj mairie yi tout le temps dañuy toj mairie yi nga xam ne ñoo làng ak pouvoir mais tey jii suñu gisee ñu toj mairie boo xamante ni en fait ci opposition bi nga bokk dina xaw a tey xel tuuti. waaw dina tey xel moo tax ma njëkkee si ñun dañ ciy dem ak benn philosophie wala boog une conception positive jàpp ni rek ñooñu la ñu doon dem mais am na ñeneen ñuy wax ci suuf que xëy na sonal ngeen nguur gi waa APR am na luñ ci dugg ñun bokkuñu ci loolu man APR local bi nekk Pikine Nord am na luñ ci def ñun bokkuñu ñu affaire ñun ñëpp ñu nekk ci camp politique maire Amadou Dia gëmuñu loolu. nee na dàq thèse boobu. dàquñu ko comme refuté wuñ ko comme éprouvé wuñ ko ci nit ñi. mais ñun xel mu dal mi sell miñ ci am moom mooy ab ay manifestants ñoo doon manifester jaar fa laal ko. maintenant leneen la ca topp moom mooy est-ce que loolu am na bu amee dama jàpp ni inconscience bi daal jeunes yi moo daal ñooñu te waruma jàpp ni ñooñu seen degré inconscience war na toll foofu parce que ñoom ñu ngi uti di mairie te buñ ko utijee fekk fa ay problème yooyu mooy continuer mënuma comprendre nit ca localité bi nga dëkk di fa am papier boo juddoo fa nga koy amee booy marié fa nga koy amee boo décédé fa lañ lay déclaré nga ne foofu noonu naa ko taaloo ko pour maire dafa nekk on ko taal pour yow. sa dëkkandoo ak keneen ko d'accord ci loolu si xayma rek li nga xam ne moom lañ fa yàq si ay matériel bilan bi nan lay tolloo. bon li ñu fa yàq bariwul en fait quand je dis bariwul mooy que suñu mairie heureusement que ñun dañoo am benn barrage bu ndaw ñoo am benn buntu boo xam ne moom moo nekk ci kanam ak mur bu ndaw ay gris foofu ngay traverser ba pare pour mën a dem ci accéder buntu bu ndaw bi mur boobu dañ koo daaneel benn partie bi féete gauche dañ koo daaneel jël buntu bi ci boppam doon ko yóbbu loolu tax ma gëm ni affaire dafa am ñu ci rax ñoo yóbbu buntu bi di ko sàccaale bâche école privée yi ñu am foofu noonu seen kii ñu jël ko doon ko taalaale ñii boon accéder ci biir toj nañ verre yi nekk fee yëpp mais ñun dañoo def ay garde-fou maanaam ay grilles ci kanam verre yi xeer yi mën na percer mais nit ki mënul jàll parce que dañu faa def ay grilles donc loolu moo ñu may chance mais ñi nga xam ne aussi ñoo bëggoon sàcc buntu yóbbu fexe nañ ba jàmmaarloo ñoom récupérer ko ci ñoom donc pour dire que ci bi ñuy wax toujours rax am nañu rax parce que le manifestant il n'a pas besoin d'aller prendre une porte de la mairie le voler aller le vendre puis ay ferraille yu mel noonu quoi c'est pourquoi on pense que daf ci am ñenn ñoo xam sont des personnes mal intentionnées des malfaiteurs comme on peut dire ñoo ci rax ci xeex bi nga xam ni moom moom ba tey nga may ma rek ndax gannaaw loolu ba mu amee yóbbu ngeen bind as plainte wala leen ca yoon waaw man sama bopp man ma ñëw quand j'étais sur les lieux bi ma constaté ba pare ci laa woo le commissaire expliqué ko mu ne ma naa ko jëlal ay photos je l'envoie waxtaan seeg aussi le sous-préfet donc ñu constaté parce que ce qu'ils m'ont dit que police instant bi dañ ko séquestré fu ngi fu nekk donc mënul ñëw pour assistance boobu mais yëg nañ donc loolu moo nekkoon ñun suñu rôle maintenant la ci topp nag après ñun ñoo yàqule c'est pas la police qui viendra pour nous dire que buntu ngeen yàqule def leen benn lancer leen marché man police maa koy fay ce qui est déplorable ci xaalisu askan bi lañ koy jël defaat ko ci te askan bi moom moo ko yàq d'accord ci noonu rek Mandiang ñi ngi naan yéen bokkatoo leen fi nga xam ni moo di PDS loolu lan nga ci wax waaw loolu mooy lii dëgg mooy que ñun bi ñuy ñëw ci mairie bi ñun ci coalition lañ demee mais ñun ñu ngi jugee woon ci PDS woo yeneen parti ñu ñëw bokk ak ñun ci biir parti boobu ñuy wax ni PDS lañ donc yàgg nañ fa puis li tax ñu génn fa ña fa nekkoon doon ñu xeex ci département bi parce que département de Pikine ñun dañ doon woote autorité pour diriger tout le département sur 16 communes
nous avons peut-être les 14 yu ànd ak ñun mais malheureusement dafay am fenn foo xam ne buur boo ko jegee la ngay wax ci noppam lay dégg am ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi woon ci département bi je peux citer ñoom Amadou Sall ñoom Cheikh Dieng ba Djidé Thiaroye Kaw bi ñoom li ñu doon gëmloo Ablaye c'était le contraire ñu def investiture pour législative ñëpp jël Amadou Diarra pour jiital ko Malika lañ defee les investitures les élections Amadou Diarra gagné ñu dem Ablaye joxe feu vert ne nañ ko def ci liste bi pour mu diriger liste départementale bi ñu demee ba ci biir il reste 72 heures pour liste yi génn di que ñoom def nañ seen lub ñu jaar ci suuf wax ak Ablaye ba ñu Ablaye jox leen feu vert pour ñu defar Amadou Diarra ñoom ñu dem au lieu ñu topp ndigalu Ablaye ñu dem changer affaire yi mu mel ni PDS jamono ji bëri nay jafe-jafe torop jafe-jafe yooyu nag ñun fekkuñu fa parce que ñun bi ñu ñëwee est-ce que ñëwul ngeen daw non en fait fekk nañ fa yenn jafe-jafe yi mais li ñu dawloo du jafe-jafe yi li ñu dawloo mooy que dañoo ñëw 2019 ñu ne PDS narul am candidat parce que Karim Wade mii nga xam ne moom lañ porté pour mu porter sa candidature en 2019 yoon mayu ko ñu ne non buñ continuer yoon naka may il faut que ñu def pression le maire comprendre loolu wax ak ñoom dégguñu ñu continuer def pression jàllul maître Madické Niang nekk biir PDS nekk doomu PDS ànd ak Abdoulaye ànd compagnonnage bu yàgg mu ne mënuma seetaan PDS di dem ci élection yi sans am candidat man dinaa génn nekk candidat PDS ñu ne ko boo génnee nekk candidat PDS te ñun ñu tabb suñu candidat ba pare dañ lay dàq parti bi moom il a pris ses responsabilités mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biir PDS gëm ni aussi Karim Wade candidature am du jàll maire dafa dem soutenirul n'importe qui il a soutenu un fils de PDS muy Madické Niang kon bu fekkoon ñun ay daa am ñuy daw peut-être ñu dem soutenir Macky Sall wala keneen dafa xool ki jàpp ni moom mu ngi ci parti bi te parti warul mën a ñàkk candidat ne man naa dem taxawaayu parti bi sauf que parti bi jox ko mandat boobu mais ñun ñu demee moom la ñu àndal alors qu'est-ce qui s'est passé ànd nañu moom ñi fa nekk ci biir def diabolisation et pourtant képp ku demul ànd ak Madické Niang soit voter nga Idrissa Seck soit voter nga Macky Sall soit voter nga keneen nous on a choisi de voter pour Madické loolu mooy problème bi alors que ñu dàq ñu légitimement kon dàq nañ leen nii en fait loolu la ñu wax te ki ñu dàq c'était Omar Sarr c'était Amadou Sall ñoom ñoo bind le communiqué jox Ablaye signé ko ana ñu ñoom ñaar nekkatuñ fi moom kon kon est-ce que dàq bi mën nañ jàpp ni lu légal la dàq bi mën nañ jàpp ni lu légal la wala légal en tout cas ce qui se passe mooy que c'est le communiqué du PDS ñoom nekkatuñ PDS mais biñ ñuy dàq ñoom ñu ngi woon PDS kon nañu jàpp ni lu légal la maintenant nag ñun ñu ngi suñu cëgal guy demuñu ci Macky Sall demuñu ci Demba demuñu Samba ñu ngi taxaw di anticiper naka la ñuy mën a fexe à ce que élection yi di ñëw xamaguñu kañ la ñu taxaw pour mën a jël le département de Pikine élection locale nga bëgg wax yi di ñëw Omar Gueye mel ni am na loo ko waaw question bi ma amoon pour moom rek mooy taal yi nii taal mairie yi ban conséquence la mën a andil askan wi wala boog mairie yi am nañ benn bureau de service bu nga xam ne dañ fay sauvegarder les données en cas yi su xewee ñu mën a récupérer waat seen i données pour continuer seen liggéey. man su ma ko bëggee tënkaat lan moo leen tee informatiser li nga xamante ni moo di état civil mairie Sénégal yi. bon mairie Sénégal yi ñëpp xam nañu mairie Sénégal yi amuñu doole en fait quand je dis mairie Sénégal du mairie yëpp. ñun suñu mairie kenn mënuñoo wax amuñu doole kenn mënuñoo wax ñàkkuñu doole. mais informatiser yooyu données loolu ça ne demande pas doole yooyu. non bu nit ñi jàpp ne informatiser mooy da ngay ñëw jël sa ordinateur fiche baa ngi nii nga jël fiche di ko dugal ci ordinateur. non mais ce sont des données yi nga xamante ni da nga koy jël conserver ko denc ko ëllëg ak si biir. li ci njëkk da ngay am code boo xam ni ADM daf la koy jox. te ADM code bi nekkul moom moo koy neex rek mu jox la ko. dafa am codification boo xam ne c'est une codification nationale. codification nationale boobu mu am codification régionale. moo tax région bu nekk kenn ku nekk boo xoolee suñu quarante CEDEAO yi am na ay codification. mu noonu lay wàccee ci commune yi. ko defee nag état moom mu war a am une politique d'informatisation de l'état civil du Sénégal. mu jaarale ko fépp bëgg na ko état. am na volonté bi mais ci ay mairie ñaar ñetti loxo def lay tànn par ville mu def ko fa boo demee ville de Pikine jël nañ la ville de Pikine elle-même bi nga xam ne avant mairie di ñëw avant acte 3 de la décentralisation moom moo fi nekkoon te ville boobu commencé na def te bi mu ko commencé c'est presque depuis 5 ans ba léegi mënuñoo fexe ba am une informatisation de la ville donc ne pensez pas que c'est quelque chose de facile ñun suñu mairie
ñun on a sorti nos propres moyens am benn partenaire français boo xam ne ñoo ko andi foofu mu jaay ñu un logiciel boo xam ne ñoo ko waroon traiter ensemble mais logiciel bi ñu demee on a eu un problème de codification boo xam ne dañ ñu ko war a jox. Alors, même si les mairies ont des volontés à informatiser leur système d'état civil, donc ils ne sont pas autonomes ni indépendants, ils dépendent de l'État. L'État moo leen jox codification boobu. léegi ban conséquence la ci askan bi mën a am pour wutaat ay papiers. Conséquence bi ci askan bi mën a am mooy que bu ñu taalee mairie yi taal comment dirais-je taal tribunaux yi. ci la ñuy ëppee problème. parce que mairie yi nga xam ñoom ñoo nekk ci ville yëpp dafa am benn tribunal d'instance bi nga xam ne foofu la ñuy jël seeni données yóbbu par exemple tey jii man su ma juddoo damay am li ñuy wax déclaration de naissance déclaration moom la ñuy wax bulletin de naissance mais damay am un volet boobu mairie bi day am benn. yow nit ki nga am benn. tribunal am benn. yow boo réeree sa bos. mairie bi ñu taal ko. taal tribunal ba. kenn xàmmeetu la. nekkatoo nit. di ko jaajëfal bu baax a baax benn question bu ma leen di boole yéen ñëpp waroon nañ kaa àddu sax waroon nañ cee àddu bu yàgg mais kenn ku nekk rek 1 minute ou 30 secondes am na ñaar ñu def discours muy ki nga xamante ni moo di le médiateur de la République mu mel ni discours am aboutir na à une fin très utile ak ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck mu nekk ab force vive ci dëkk bi ñëpp doon ko xaar ñaari discours yooyu boo leen doon méngale ak Idrissa Seck ndax foofu la ko askan wi doon xaaree. waaw ñaari discours yi nekk na loo xamante ni comme ni nga ko waxee bu fekkee bu ñu jëlee discours ki nga xamante ni moo di ABC Alioune Badara Cissé médiateur de la République nekk na discours boo xamante ni discours bu ñu mën a comprendre na parce que kii na nu mu tuddati sensibiliser na ñi nga xamante ni ñoo di jeunesse bi. mais aussi interpeller na ki nga xamante ni moo di état d'une manière directe. li ñu bari di ragal a def c'est-à-dire interpeller état moom interpeller na ki nga xamante ni moo di état looloo waral ñu bari yaakaar nañ ni moom discours bi mu def discours buy aboutir na à sa fin quoi maintenant bu desee ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck dama jàpp ni sénégalais yi dañoo jàpp ni Idrissa Seck day nit koo xamante ni warul jox kenn leçon de morale. parce que boo xoolee li nga xamante ni. pourtant moom loolu la doon jox Sonko de defal ni ma defoon waatal et cetera. waaw c'est parce que Idrissa Seck moom warul jox nit leçon de morale quoi jamono jii nii sénégalais yi loolu lañ yaakaar. donc ay waxam yi muy wax gars yi dégguñu ko quoi ay wax nakk sa gandang la comme lu kii di wax nu mu tuddati dàmbooj naan ay layam yi donc moom nekk na wax yoo xamante ni vraiment gars yi duñ ko dégg. acca Amina ñaari discours yi boo amoon jàngat boo ciy def. En fait man je me dis que ki nga xam ni moo di d'ailleurs premier ministre de l'intérieur génn na wax mais terewul que ni jeunes yi dañoo xëy taal te ki nga xam ni moo di Idrissa Seck wax am ñoo xam ne ñu naan ko kon wax nga ni ba pare comme si que dégguñu ko quoi voilà ñu gis ne nag ki nga xam ne moo di Alioune Badara Cissé médiateur de la République wax na mais wax ji xaw naa am tuuti impact la ñuy wax donte sax li nga xam ne moo di ngeen baal ma imam moo may reetaan loo quoi nee na Idi nitu Thiès la léegi lan mooy Idi nitu Thiès la wax lan moo tax mu ni Idi nitu Thiès la imam laaj baa ngoog d'accord mu mel ni rek ki nga xam ne moo di médiateur comme ni ko Golo ko waxee rek moom ñeme na au moins interpeller ki nga xam ne moo di état mais gis nañu ki nga xam ne moo di Idrissa Seck da doon wër-wërle naan ki nga xam ne moo di Sonko génnal nga ni jeune bi après dinaa dem wax ak Macky Sall comme si que moom ñëwewul Macky Sall à 100% te ci mburoog soow bi la bokk daal moo tax kàddu yi mooy dëgg acca Omar Gueye en 30 secondes waaw fi mu daanalee rek laa yëkkatee mooy Idrissa Seck dafa ñëw def discours bu nga xam ne day wan ne Macky Sall moom moo ngi ci mburoog soow bi ba léegi parce que discours bi muy wax di wax ay affaire alxuraan na dem waat loolu kon moom su delloo ba ci alxuraan kon dafa war a xam ne viol amul parce que li nga xam ne mooy njaalo ci diine dañ ne ñeenti nit suñ ko gisul njaalo amul kon Idrissa Seck li muy wax c'est un peu paradoxal parce que un pape ne peut pas être un musulman su ma demee ci ki nga xam ne mooy ABG vraiment man suivre naa discours bi mu nekk discours bu am njëriñ parce que moom am na courage yu interpeller directement le président de la République di ko xamal ñi nga xam ne mooy suñ kilifa diine yi dañ fi am benn cër bu nga xam ne dañ leen war a respecter te jeunesse bi tamit dañoo sonn dañoo am benn désespoir ñàkk liggéey te loolu tax na ba li nga xam ne manifestation yi nii jéey yu mu andi loolu tamit bokk na ci kon daal moom ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que discours am bi am na impact ba Macky Sall sax peut-être loolu moo tax ba tey incha allah dina def déclaration à 20h pour wax ak askan wi. acca ñaari discours yi. waaw bon comme gars yi discours Idrissa Seck bon en réalité ñëpp xamoon nañ ni moom position bi mu taxaw du woon ñëw pour laal Macky Sall. mais est-ce que en tant que benn force vive nga xamante ne askan wi da koy xaar mu dund li ni mel
est-ce que waru woon tenir benn discours bu frappant. c'est ça que je voulais dire donc xaaruñu woon ci Idrissa Seck genre discours bu mel noonu. alors donc ñeneen ñi aussi comme ni ñu comprendre Sénégal nee nañ Idrissa Seck sortait pour faire diversion. parce que fi ñu toll nii. réew fi mu toll nii bëgg nañ fay taal bi nga xam ni c'est la colère de la population. c'est la colère massive de tous les populations ñoom ñoo génn wane wu ko nii. donc Idrissa Seck bu ñëwee xaw a wax leneen dafay nduru leneen maanaam dañu bëgg a génnee ci loolu du yóbbu ñu ci yeneen sujet pour ñu débattre gars yi amuñu temps boobu. beneen bi moom mooy médiateur dafa def son rôle. rôle bi mu def moom mooy rôle apaisé. dëkk bi soxla na ko tension am na nañu fexe à ce que nit ñi apaiser loolu. alors donc il a réussi. maintenant nag mu des nag ki nga xam ne tey jii. ñëpp wax nañ waxul ñëpp def nañ gisul parce que moom nee na du gis morceau bu xonq mais xëy na dina gis tàq-tàq. xëy na dina yëg ku dee dina gis comme constaté ko xëy na 20 heures dina wax. acca ñu tàggatoo 15 secondes. d'accord di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokki internet yi boobu ba léegi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci suñu page Facebook Thiaroye info.net di jaajëfal bu baax a baax moom imam man dinaa la invité suba parce que li ngay wax nii ñor na ma loolu xam naa ni commentaire yi du si xaj boobu ba léegi techniciens yi aussi ñi ngi ñuy def si di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ne ci wàllum technique bi tey du ma lim damay bàyyi rek Amadou ñi ngi lim mais aussi di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Ibrahima Khalil Magnan ci invitation bi nga xam ne tey ñëw na ko ci plateau di ko jaajëfal bu baax a baax Omar Gueye. waa di masawaat ñëpp coono rek di jaalaat waa Sénégal ndaw yi ci ñàkk seen bakkan yal na borom bi xaare leen ak jàmm incha allah di ñaan yàlla mu andiwaat jàmm ci suñu réew parce que soxla nañu. acca Khalil. te yow laay mujjee te boo yéexee dama lay këpp. di la remercier di remercier aussi toute l'équipe di ñaan aussi fi nga xam ni foofu ngeen toll. yàlla may leen aussi ngeen am lu kawe seen jot. fexe ba à ce que fi ngeen xam ni foofu ngeen nekk ngeen am ay télé. au niveau international ñu leen dégg. di lancer un message à toute la jeunesse de notre pays. de notre cher pays le Sénégal. qu'elle soit consciente. parce que jeunesse boobu la ñu soxla. jaajëf on veut une jeunesse consciente. quand je dis une jeunesse consciente je ne veux pas dire que bu ñu dem taali wala bu ñu dem manifester wala ñu toog seen kër nekk ay spectateur mais nañu xool bu baax li nga xam ne moom la ñuy manifester parce que après day am ay conséquences. acca 10 secondes. waaw maa ngi jaajëfal mbokk internet yi Thiaroye Info TV di jaajëfal Mandiang ci teewaay bi ça a été un plaisir ak gars yëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi doon suivre nag may ma lim leen wala ma gërëm leen nii rek Mouhamadou Dame Kane depuis Marseille Nungu Mamadou Diop Aboubacry Goloko Alim Ndiaye BC monsieur Bougal depuis Tambacounda ki nga xamante ni moo di Ibrahima Mané depuis Bambey ak Mamadou Abdoul Kane di jox gars yi di daje ëllëg. di leen jaajëfal bu baax a baax ñooñee ñëpp nga xamante ne ñu ngi ñu doon topp suñu page Facebook Thiaroye info.net waaye it doon ñu topp suñu page Instagram Thiaroye-8 info si kanam tuuti dinañ leen dëgtal émission bi nga xamante ni moo di càmbaru bis bi suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV di leen jox dig daje ni ki ëllëg bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu di jaajëfal bu baax a baax ñi féete woon ci wàllum technique bi ku ci mel ni Sirénia Abdoulaye Silla waaye it ki nga xamante ni moo di Cheikh Tidiane Mbaye ak sama caméraman de la République Abdoulaye Camara mbokk yi ak xarit yi ñu doon topp si Thiaroye Info.net jaa ngeen jëf ba ëllëg ak jàmm.